macha allah dem nag ba ci hôpitaux yi di bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy maladie ñu ngi ñaan yàlla yëkkati leen ak jàmm daal di bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi ñaan yàlla mu féexal leen te bu nu fa jugee lépp loo xam ne rek doxi nañ ko yàlla ci yàlla dolli jàmm macha allah ñaanal ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk saa bu nu ko waxee xel dafay dem ci sunu wayjuru bopp yi dem ci sunuy kilifa sunuy wasila yal na yàlla taas ñu ci seen barke sunu soppe bu mag ba maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla dolli ko leer macha allah di ñaan rek macha allah ñun itam ñun ñu fi nekkagum yàlla xiir ñu rek ci def lu baax Ndoye Bane maa ngi lay wax asalaamaaleykum di la nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yow waaye soxna yi toog tam doy nañ waar doy nañ waar te duma leen ci bàyyi kilifa diine kilifa aada ci réew mi dëgg la ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak sunu xalifa bu ca Pire Serigne Mansour Cissé di leen ñaanal bu baax a baax jàmm te di ko sàkk ci ñoom di nuyu waa Sénégal waaw amiin soxna Mami Linguère dama lay bàyyee kàddu du ma la faale de gis nga ni ma noppee ci yow amiin yaa rabbi comme dañu ñëw doon nañ daan dooret metti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar tey ndax sama maam yàlla na mag teen son Mandela topp koy jaloon ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu yaay diggante si meer yàlla dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Eva namoon nañ la lool macha allah. maa leen raw. waaye sama càmmiñ day fi ne mi ngi bati bër def ci juróomi dërëm laa soxna Aïda Giro daal ñu ngi lay jox kàddu gi di kontaan lool ci sa teewaay. bisimilahi rahmaani rahim maa ngi nuyu waa TFM yëpp. di nuyu toute l' équipe de Wareef. di nuyu sama waa quartier di la résidence mixta. di nuyu toute la commune de la Patte d'Oie bi nga xam ne nii fa la ñu bokk. maa ngi nuyu tout le Sénégal. macha allah ñoo ko gisandoo kon boog soxna mi yaay yéen itam ñu ngi leen di nuyu ndax yéen amee régie bi di fàttali mbokku téléspectateurs yi ne thème bi mooy thème boo xam ni thème bu am solo la dafa soxal ñëpp ne jamono yi ñu toll bëgg na noo xam ñan ñooy sunu ay délégué de quartier gannaaw bu ñu leen xamee lan mooy seen ay responsabilité am na góor am na jigéen moo tax tey nag ñu dalal fii soxna Aïda Goudiaby Guiro mi nga xam ne wax dëgg yàlla daan nañu gis góor yor dara mën ko ba dee waaye moom ba mu ca dugalee loxoom dafaa gën a baax loolu soxna Aïda naka délégué de quartier yi nu def. délégué de quartier yi ñu ngi fi di nuyu sama naataango délégué de quartier yu jigéen ñëpp nekk ci Sénégal. parce que léegi am nañ ci quand même benn nombre bu xaw a takku tuuti rek. mais di ñaan aussi sama mbokk jigéen ñi ñu dugg ci délégation de quartier yi. parce que jigéen ñaa ngi ci liggéey bi bu am solo. di nuyu sunu présidente délégué de quartier fii Dakar nii di Khadiba soxna Khadiba. donc di wax daal ne que ñi ngi ci liggéey bi. ñi ngi béy sunu waar. ñi ngi def ba nga xam ne ni vraiment quartier yi nga fa dëkk ñun suñu empreinte en tant que femme mère leader ñi ngi ko fay teg ba nga xam ne ni ñëpp xam nañ ne que jigéen amul caaxaan ñun bu ñuy liggéey nañuy dem ba jeex te loolu ñëpp quartier yu ñu jógee yëpp di fa liggéey yëpp ak délégué de quartier yëpp xam nañ ne que ña fay seen quartier ña fa ay jigéen nekk vraiment jigéen liggéey bi mi ngi jaar yoon te j'espère que man ni may liggéey sama gox noonu la jigéen yëpp aussi nekk di xeex pour seen gox pour Sénégal jëm kanam. waaw xam naa Ndoye Bane dina la laaj ak yëngu-yëngu yi faral di am ci quartier yi. lan la ci jigéen bi mën loolu moom lu may laajte la. effectivement li ma koy njëkk a laaj mooy bon ñu koy félicité bu baax a baax ñu ngi koy suivre gis nañ li muy liggéey ci yan critère lañ la fale délégué de quartier parce que quartier bu yàggul dara la. waaw parce que ñun boo xoolee résidence mixta ñi ñaa ngi commencé dëkk vers 2009 man fin 2010 laa fa ñëw. mais na ma mës a yëngatu ci syndic de copropriété donc fa la ñu gisee sama pas-pas. copropriété tegtal ko ñoom Eva. waaw syndic de copropriété mooy c'est-à-dire que dafa am ay quartiers yoo xam ne nii. du rek ay quartiers ya nga xam ne nii day ñëw def lu ko neex ñëw dëkk. mais dafa am ay chartes. chaque fin du mois dañu nekk quartier bi par exemple suñ ko bàyyee nu mu bindoo configuration bi suñ ko bàyyee. nii xëy na dina jaxasoo. nañuy ñëw ne par exemple kër gu nekk na ngay fay 10 000 wala 15 000 francs par mois. si ñu ut sécurité. si la ñuy fay ay femmes de ménage yoo xam ne nañuy nettoyer escalier bi nañuy nettoyer mbedd yi donc pour daal gox bi daal nekk gox boo xam ne ni où il fait bon vivre. day am ay chartes ay règlements de copropriété yi nga xam ne dañ koy teg di bëgg nag aussi ku fa ñëw aussi nga conformer aussi.
charte de règlement de copropriété yooyu donc loolu mooy tax cité bi am organisation ba boo ñëwee nga fekk environnement bi nekk environnement bu set bu sell nga xam ne que waroo déranger sa dëkkandoo donc day tax daal vraiment dëkkin bi day baax daal dëkkin bi day baax donc su ma nee en quelque sorte loolu mooy copropriété ñun nag mixta copropriété la ñuy vivre donc copropriété mooy syndic donc day amee syndic ya nga xam ne ñoom ñoo ñëw gérer ko donc ñun ba ñuy ñëw soog a ñëw mixta nañ fa fekkoon ay syndic mais bon dañaa ñëw syndic yooyu vraiment doyuñu woon ñu ne nag comme que ñun ñoo fi jënd suñuy kër dëkk fii nañuy jëlal liggéey bi léegi ñun bénévolement ñu defal ko suñu bopp wàññi prix bi vraiment pour mu accessible à tout le monde ñu recruter suñuy femme de ménage recruter ñi nga xam ne ñooy bale mbedd bi donc defar suñuy lampe bu poto fayee ñu defar ko ba nga xam ne daal boo dugg see si cité bi daal di nga xam ne fii nit ñaa ngi góorgóorlu pour defar environnement bi pour boo fi ñëwee say mbokk ak say xarit bu ñu ñëwee dooru si dëkkuwaay ba donc si loolu laa njëkk di investir nit ñi gis sama pas-pas gis sama disponibilité te mun naa ne continuité la ak li may def nii parce que booba police bu ñëwaan sax di joxe plainte convocation nañ ma ko daan jox parce que gis nañ ne que man kese maa fa nekkoon koo xam ne nii maa daan dox lu mel noonu bu problème amaan ñëpp seen xel si man la ñuy dem man maay jógte boobu ay 5 ans après laa nekk délégué de quartier donc dama mus a yëngatu si cité bi yeneen tabax yëpp fa lañ ma fekk donc ku ñëw nañu naan ah madame Guiraudé moom moo fi disponible moom mooy toppatoo problème yu am si cité bi man maa ko daan toppatoo ñoom ñi ngi may dégg donc na ma yàgg xeex si luy jëmal cité bi kanam damay yàgg xeex pour goxu mixta nekk gox boo xam ne ni vraiment nit ñi dinañ ko reconnaître xam ne que vraiment ay nit ñu baax ñoo fi dëkk donc musuma ménager benn effort pour def sama gox comme gox yi nga xam ne ni vraiment boo fa dugg see di nga gis sa bopp si gox bi donc loolu la ñu gis moo tax ba ñu soxlaa délégué de quartier les gens ont pensé tout de suite à moi bon c'est vrai que au début j'hésitais parce que li ma nekkoon si syndic bi su ma naroon encore yor lool dafay metti en tant que mère de famille yor sa liggéey mais ils m'ont convaincu ma xam ne continuité la te nit ñi bu ñu amee yaakaar si yow donc na ngay dem daal te man comme que man xeexkat laa dafa am lu ma gëm donc ma ne bien continuité la sama gox la fii laa dëkk donc li ma def rek dama koy def d'abord pour moi et ma famille donc noonu laa si engagé di si dem nag ba jeex nag xam nga ñun jigéen ñi rek du ñu bàyyi dara ma tooñ la tuuti boo fa dëkkee ak benn ndoy baan buy déconné noo koy def parce que xam nga ñoom ndoy baan dañuy bëgg jàkkaarloo mais may ma tuuti ci noo koy def non lu ma koy def c'est-à-dire que man lépp na ma faratal communication tout d'abord parce que xam nañ ne que xale bu ndaw sax boo jàkkaarloo moom yuuxu ko mu yuuxu la surtout génération maintenant donc man lépp si communication laa ko accès xam naa nan laay defee approche nan laay demee si nit nan laay waxanteeg nit ba nga am sama kersa ba nga déglu ma te ça c'est très très important soo ma dégloo rek bu ñu waxtaanee dinañ juboo donc man communication daal mooy sama lépp damay amay problème ay magum jëmm yoo xam ne nii dañuy def problème amul woon ñëpp la far kon 100% nga gañ waaw 100% la c'est-à-dire que amuloon sax yenn jongante parce que seen loo xam ne ni kenn nit moo ko fay def donc bu ñu gisoon keneen xëy na dinañ ne ñaar wala ñett ñëw leen mais man kon donc maa ko doon def donc ils ont tout de suite pensé man kese la woon les risques quand on le prenait man kese la woon du kon keneen du ñaar du ñett donc j'ai toujours été seule si combat boobu donc man nangul leen ko tamit di ko def nu mu jaaree yoon je pense que bon c'est vrai que unanimité moom mënoo ko am fépp mais je pense que les gens se reconnaissent que man jàmbar laa loolu man dama koy wax man sans bopp te jàmbaar bi njëkk sax na nga ko nangul sa bopp ba pare dëgg la et j'ai l'impression que li nga fil moom la yàlla di exactement yenn saa yi nañ ma naan il faut être modeste ma ne ko mais modeste d'accord mais quand même man li may def xam naa ko les risques que je prends liggéey bi may abattre matin midi soir ñoom gis nañ ko donc man dama koy njëkk seddal sama bopp ba pare balaa maa xaar nit ñi aussi seddal ma ko parce que xam naa li may def très bien mami wallaay xam nga dañuy wax naan na nga modeste ci nangam mais dafa am loo xamante ne bu la ko yàlla mayee ñàkk ci modeste sax sant suñu borom la li may wax nee naa man nangu naa nit def ma lu nekk mais sama talent moom du ma ci modeste maa lànk parce que damaa xam ne yàlla ma ko may donc du ma ci musa modeste lépp nag loo ma def ma jël mais sama talent non modeste su ma ci benn yoon danga ma koy tegal ci yoon rek sinon moom ñu daal di kii moo tax bu ci modeste benn yoon parce que ñëpp a ngi lay sargal man dama dégg mu tudd benn baat mooy dama yàgg a fight ma gis ne ngeen dëkkee cité bu bees ku nekk xam cité ak tolluwaayam ndax ku nekk danga naan li la fi moo ma fi
mais ma ba gis tamit nga dëkkee cité boo xamante ne dafa xaw a enclavé wu tuuti muy nu mu ruqewee tuuti dafay tax yenn saay-saay yi dañuy faral di daw di ko bëgg. maanaam cité ba dafa xumb rek ci gàttal. non mixta moom. mixta moom xumb na. d'accord ndax xale yu jigéen yu buzz. benn mixta la ñuy dëkkee. xale yi déglu leen de. nouvelle génération bëgg bruit bëgg buzz. góor ñi. mixta la ñuy dëkkee. waaw wàcc bees yi sama mbokk bawol yi bu ñu jógee ci maxa kër Amadou Yàlla ak kër Yaaba bu nu dikkee mixta la ñuy jéem a dem foo dëkk mu ne cité mixta. d'accord léegi man ma fa dëkkoon di nga may wax. yow boo dëkkoon mixta day tooj ndax yow dañ naan la Eva nga ni nu maa ngi mixte. man rek ci xale bu yaru. yow te nga leen di defal te xam nga ba tax na. nga ñëw yow cité bu mel noonu ak léegi-léegi ñu dégg fa yenn yëngu yi nga ñëw yor ko yow nekk jigéen kon dañuy wane que ne yow bëgg boo bëgg li ngay def. moo tax mais naka ngay fexee ba jànkonte ak loolu dañuy dégg tamit léeg-léeg xam nga xëy na du ci. li ñuy xam ci kaw. mais ñun nee naa la damaa xam ñu la xam. di xaw di jege cité boobu. ñuy gis léeg-léeg ngeen di dénoncer yenn yi léeg-léegi yu doy waar dafa am ay gone yu fay dugg di fa def jëf ju naka sudul noonu comme nañ koy defee ci quartier yëpp. loolu naka nga koy xeexee. bon nu ma koy xeexee c'est vrai que c'est pas simple. mais c'est-à-dire que mixta boo xoolee des par exemple 3 ans si ginnaaw. lii yëpp amu fa woon. wala bu fa amoon tamit les gens le faisaient discrètement. mais dafa am ay nit ña nga xam ne dañaa jël mixta def ko utukaay xaalis. xam nga utukaay xaalis fu mu am rek day bëri problème. parce que dafa am mixta su ma la nekk y a à peu près lu mot ay 800 familles yi fa dëkk ak seen i doom di leen fa yar ñu dëkk fa carrément bokkul ak ñi nga xam ne dañuy ñëw di fa ut xaalis mais. nañu utum xaalis boobu dafa dem ba respecté tuñu ña fa dëkk ñun nag loolu mooy suñu xeex parce que xam nañ ne que utum xaalis dans les quartiers c'est partout dans le monde c'est partout au Sénégal mais ñun nañaa ne ku ñëw suñu gox nag ñu respecté bugguñu ku ñu fay indil ay mineurs bugguñu ku ñu fay indil ñoo xam ne dañuy ñëw def ay anniversaire di ñu déranger bugguñu kuy ñëw di teg musique sa dëkkandoo parce que foofu appartement yi dafa dend donc loo def sa dëkkandoo da nga koy déranger te si charte copropriété waroo déranger sa dëkkandoo donc loolu nag muy xeex bu metti ba nga xam ne nii ñun ñu ngi koy xeex boobu ba léegi nag lu ñu si may chance mooy jeunes yi dugg nañ si parce que dem nañ ba xam ne que ñu bëri jaay nañ seen kër dem mais mixta dëkkuwaay la. boo xoolee ñun par exemple organisation yi ñu teg ñu bëri jaay nañu seen kër dem ndax. dañaa sonnoon si coow li dafa bari. ñu stigmatiser ñu. mixta rek ngay dégg. muy nag loo xam ne daf ñoo metti parce que mixta boo fa dugg see doo gis dara na nga naan mais fii attends li ñuy coow fan la nekk doo gis si mbedd yi. nit ñi di def lu dul noonu. ñëpp ngi seen biir appartement ça c'est le prix c'est du domaine du privé mais même du domaine du privé aussi am na loo xam ne ni aussi bëggu jukkuy ñëw si ba di ko fa def. fu mu nekk nii xale yu góor yi seen bopp ñi daan ñëw mixta yëpp di def lu bon ñëwatuñu. ragal nañu parce que léegi on ne se laisse plus faire ñi ngi xeex les syndics ñi ngi xeex délégué de quartier mi ngi xeex bàjjenu gox mi ngi xeex les associations de femmes ñi ngi xeex. on n'a pas encore d'imam parce que amaguñu mosquée. mais ñi ngi si waaw mais ñi ngi si projet bu mel noonu. donc même les jeunes fu mu nekk nii ñi ngi xeex ñëpp dugg nañ si xeex bi mayatuñu kenn dara xale sax boo rombee sax nga jóge feneen. sol yenn sol yi dugg mixta loolu ñëpp xam nañ ko nañ lay interpeller non bëgguñu koy sol lu mel nii parce que nit gante bu dugg see mixta gis yow nga sol lu mel nii dañ naan mais c'est vrai que mixta lii moo fi am. donc suñu xeex moom mënuma leen wax fan la yem. te léegi mayetuñu kenn muy média bi les réseaux sociaux. di wax loo xam ne nii amul mixta. loolu contribution boobu tout récemment def nañ ko. te ku ñu mujjee attaqué kooku nañ koo porter plainte ñu ngi ak moom tribunal. du ñu bàyyi dara vraiment bëgg nañu ñun lu am dañ koy dénoncer. mais foofu lay teg loxo. ci ngeen attaqué noonu dem tribunal mais comme ni ñu koy waxee boo bëggee yéeg ci garab naka lañ koy waxee ku la cokkaas nga wàcc. parce que gars yi tam noppee gu ñoo bind. faaw ñu alimenter seen ay sites ak seen ay n'est pas normal c'est ça. moom xam naa ne seede. merci madame Guiro. heure bu nekk. man dem naa ko mixta. xam na intervention. heure bu nekk 2 heures du matin 3 heures du matin. ma fekk ko fa moom mi mu sol jiinam takku ba dëgër. bu wuteeg col gii nii. waaw moom télé bee tax mu sol lii mais du solo nii su dee set setal jiinam lay sol takku ak ci délégué de quartier. délégué de quartier yi ñu xamoon ay paa la ñuy doon ay maire yoo xam ni pour ñu signer sax problème la. léegi dañu gis ni ay genre délégué de quartier yu mel ni moom nekk jeune. 2 heures du matin soo ko woowee mu jóg 3 heures du matin soo ko woowee mu jóg mixta léegi soo fa duggee nga xam ko bët yëpp ñu ngi tegu ci yow. mais ni ay caméra. des fois dañ leen di jiin yoo xam ne du ñoom
maanaam du mixta des fois ñu gig histoire bu am Maristes wala bu am Cité góor gi wala bu am Nord Foire ñu ni mixta la xaw ma ndax dañ leen bëgg a diaboliser quartier bi am na ñu fa daan am mais jamono ji population ba ñoo jóg parce que quartier ba dafa am ay magistrats ay anciens ministres ay commerçants yu mag ay notable ñoo fa dëkk ba pare am fa seen njaboot léegi su amee délégué de quartier bu mel nii boo xam ni du nelaw guddi du nelaw bëccëg et tout pour régler code bi kooku dañ ko war a jàppale et puis soo gisee ñu porter plainte kooku xaw ma kan la parce que dafa am ñuy nekk ci Facebook bi lu xew rek ñu def vidéo live mixta xale yi mixta yi peut-être fekk du xale yi mixta yi la xewoon temps yee passé xale ya doon def seen affaire yooyu te mu doon tas ci réseaux sociaux yi ñu naan histoire mixta bi fekk histoire ba du mixta Maristes la woon ak Cité kër góor gi loolu ci sama histoire bi du mixta yow da nga dul déglu rajo parce que loolu démentir nañ ko fexe topp enquête bi ba xam fan la woon ñan la woon ban famille la woon ba moom mi mu def ci benn communiqué à la rajo RFM pour leeral que ni histoire bi du foofu benn image dong moo ci nekkoon mixta jamono yooyu mooy jouru Korité am na ay xale yu jigéen yu jëloon foofu appartement dugg fa mais jotuñu faa def dara ba doo dugg rek moom mii moo woo police ñëw génne leen. loolu laa lay bëgg leen image yooyu lañ jël les images yooyu lañ jël. boole koog image collé koog image yi amoon feneen. ñu histoire bi mixta la fekk du woon foofu. léegi ma ko léegi pour looloo tax ma bëgg koo laaj. lan moo ci sa relation ak waa mairie. ak police est-ce que ñoom ñi ngi lay jàppale di la taxawu parce que c'est pas facile. waaw si fekkee ne pour soutien vraiment am nañ ko si la police. parce que police Parcelles je pense que ñun nu ñu leen sonalee benn quartier si quartier Patte d'Oie de la commune de Patte d'Oie sonal leen ils sont tellement sensibles suñu cas 3 heures 4 heures du matin man yenn saa yi pour woo leen sax na may rus parce que mën nga leen woo 10 fois dans la journée ils interviennent ils sont très très sensibles au cas de mixta ba nga xam ne ni ñun jooyuñu police vraiment police Parcelles Assainies suñuy partenaire lañu. ils nous comprennent tellement heure boo wootee madame Guiraud on arrive te bu ñu ñëwee nañu def liggéey bi nu mu jaaree yoon y a aucun souci mairie Patte d'Oie c'est notre maire hein c'est la commune de la Patte d'Oie xëy na ñun bu ñu amee ku ñu soxla police lay doon police vraiment mairie Patte d'Oie peut-être que si yeneen soxla lañ koy soxla mu ñëw jàppale ñu si suñu gox mais vraiment su fekkee ne loo xam ne ni ay perturbation la ay loo xam ne ni day naxasal suñu sécurité loolu on travaille avec la police Parcelles moom vraiment suñuy partenaire lañu suñuy partenaire de guerre lañu ñoom ñoo ñuy jàppale si lépp bu ñu demee tey ba mixta tey mel nii c'est grâce à la police des Parcelles Assainies ñu ngi leen di def un vibrant hommage di leen remercier parce que li ñuy def ñëpp xam nañ ko ils sont tout le temps là-bas en civil même la journée ils sont là-bas vraiment ñu ngi ñuy jàppale bu baax a baax. li tax police Parcelles war di gën a veiller foofu mooy li fa mixta mooy cité boo xam ne da nga koy séen rek Eva bëgg ko soo fa duggee li ngay njëkk a bëgg mooy dëkk fa mais parfois ci dégg-dégg bi comme li Ndoye Bane di wax li tax police di war di gën di intervenir ñu di leen ci delloowaat njukkal police Parcelles moom xam nga man dama naan fa laa bokk donc man bu ma déggee ku leen delloo njukkal daf may gën a ti neex mais li tax mooy borom camion suuf yi dañuy nekk ñoom ci seen kanam àll bu xaw a ruqe bi nekk ci seen ginnaaw stade bi féete leen beneen côté ñu am beneen côté bu ubbeekoo ci foo xam ne foofu aussi dafa xaw a lëndëm kon foofu su fa police bàyyiwul xel rek dugg fa def fa naka su dul noonu dafay yomb léeg-léeg kon ñoom délégué de quartier bu fekkente ne ni yow yaa ngi fa nekk di jigéen te am loo xamante ne li ngay def nii man li ma ci gën a neex mooy que Ndoye ñu dindi problème mu demal jigéen rek la ndax même ba kaw tali bi sax da ngay dawal ba yàgg ñu ne non bàyyi ko mu def nangam wala def ko nangam jigéen rek la kon su jigéen ñëwee takku taxawaay bii nga taxaw ni nekk chef de quartier démb rek maa ngi ko fiy wax que jigéen ñi nañ gën a dugg ci liggéey bi nañ ci gën a dem parce que jigéen yaay la jigéen xarit la jigéen leneen la par exemple tey xam nga da ngay dégg kër goo xamante ne góor dafay nekk di violenter jabaram di ko def ay doomam di ko def keneen ak keneen su dee góor ak góor boo ko woowee wax ko te bu ñu fàtte ne léegi kër yi chez madame a fi nekk mais chez monsieur moom presque mooy loolu luy loolu non xam nga booy jéem a sensibiliser léegi gën a la approcher madame bu dul ne kër yu mel ne kër jàmbaar ji toog ak ñuulam bi depuis toujours nag parce que madame li mu mën ci déglu li mu mën ci encaisser donte ñooy ndëbbal njaboot gi mais dina jéem a sax bàyyi benn xel
mais bu dee góor la ak góor xam nga wax ji day xaw a am nu mu demee da nga xaw a am tuuti loo moytu kon ñoom jigéen ñi li ñu mën ci delloo siwaat xale yi li ñu mën ci delloo siwaat soxna yi ni leen bàyyil xel ci sa doom parce que fi ma ko romb baaxul bàyyil xel ci sa doom parce que toogukaay bii xale yi bu leen toogati fii ndaxte fii ñi fi daan toog nangam ak nangam lañ doon def li ci jigéen mën xëy na góor du ko ci mën kon nañu gën a dooleel jigéen ñi ci nekk te ñu gën a bari ñoom itam Eva ma bëgg ko laaj tamit li ma ko bëgg laaj apparemment bu dee wax da ngay dem ba foog ne du nelaw waaw ci délégué de quartier ne nga ba nangam amee da nga dem woo sa façon ngi liggéey naka la muy façon liggéey boo xam ne nii je suis tout le temps fatiguée te comme li may wax rek xam nga bu ñu la naan modestel te yow tu es tout le temps sur le terrain démb su ma xoolee ne je suis sortie chez moi avant 18h maa ngi fa dugg ay après 21h kii bu la wooyee fii c'est-à-dire que en tant que ñun nañuy def médiation mun naa ne médiation yi au Sénégal on sait qu'il y a trop de problèmes. médiation boo duggee benn kër di mu def médiation rek. ça prend déjà 3 heures de temps. très bien. nga génn surtout loo xam ne affaire tribunal daf si am yoon affaire police c'est-à-dire que yow na ngay valser nii. kii bu paree woo la fii kii on est tout le temps sur le terrain muy guddi c'est-à-dire que quand tu le dis les gens nañuy wax ne que peut-être que na ngay wax pour te donner de l'importance alors que c'est pas ça c'est ce que je vis bon je sais pas si c'est ce que vit tout le monde mais man c'est ce que je vis et sama waa cité aussi mën nañ ma ko seedeel aw ma dara lu ma làkk je suis tout le temps sur le terrain muy même en milieu guddi xaaju guddi su ma wooyee man damay génn j'ai l'habitude mes enfants ont l'habitude mon mari a l'habitude man sama bopp léegi sama horloge biologique na ma dem ba c'est ça ma vie sama téléphone fu ma sonné je saute ma jóg te na may dem je prends des risques mais suñu borom moo ma si jàppale mais c'est-à-dire que na ma bëgg li may def xaw ma sama engagement dafa dem ba toll na foo xam ne nii je suis là pour la population de Mixta du ménager ma benn effort pour déglu nit ñi pour jéem a ut ay solutions c'est très difficile nag quand même mais je suis comme ça je sais pas pourquoi je suis comme ça mais samay réponse c'est instantané c'est spontané na may dem man daal na may génn maa ngi ci mbedd mi maa ngi régler problème nit ñi c'est comme ça. très bien. waaw c'est que daal ma jox la kàddu bi balay dem à la. c'est que li ma ko bëggoon a laaj tamit mooy. gis naa ne délégué de quartier yi. ay bureau seen kër yi fa la ñuy defaree lépp est-ce que jotul tey jii ñu wutal leen ay bureau ngeen di xëy di liggéey ca bureau ba ko soxla kayit dem fekk leen ca bureau ba ngeen am sécurité et tout parce que comme ni ma mi wax Mixta ak li ko wër yooyu yëpp ak la fay xew yëpp ak li ngay jógee yow en tant que jigéen ay comme ni ma ko waxee rek man nettuwuñ ma man maa fekke waa ji nga xam ne dafa jëloon appartement foofu dugal fa ñetti xale yi jigéen ay mineur di leen def na ko su du noonu ba ay 2 heures 3 heures du matin man 4 heures du matin laa fa ek fa laa la fekk fa ASP waa ji ñu jàpp ko teg ko waa ji borom jabar ji woote problème yooyu est-ce que laajul ñu wutal leen bureau ca Mixta ba nga fay xëy ASP yi di la garder wala police pour que yi ngay dénoncer ak di ko xeex nga mën a am yow tam sécurité. C'est-à-dire que vous voyez sous fonction déléguée n'est pas valorisé kenn joxuñu cër bon jox cër laa parce que ñun li ñuy régler on représente l'État là-bas. police man su ma xoolee sama quartier la may def ci médiation nit ki daf may romb sax dem police bu demee police ñu envoyé ko benn note ne ma naa gérer le dossier donc li ñuy def ci médiation li war a egg police ñun nañ koy régler suñu biir quartier ba nga xam ne ni moo ëpp lii dem police ñu ko fay régler donc ñun valorise joxuñu ñu suñu cër te yàlla xam ne que li ñuy représenter état bi di ko fa dox di ko régler dañuy régler ci entièreté yëpp muy problème familial problème environnement yi salubrité publique yi pour li ñuy respecter les lois et règlements problème environnement bi lépp la ñuy régler c'est-à-dire que boulot bi mënuma leen wax sax nu mu vaste te metti mais joxuñu suñuy gëdd ba nga xam ne nii xëy na tey mairie tey mënoon naa jël tey charge boobu par exemple indemnité yi ñu joxe nekk en connexion ak seen commune. exactement ñoom ñoo lay élire non loolu fukki junni la ñëpp xam nañ ko te loolu yaakaar naa boo si jëndee ay këyit imprimé si at li ngay jox nit ñi. ñun suñu poche toujours nañuy génnee parce que boo nee délégué de quartier rek wala nga ne maire wala nga ne député nit ñi li ñuy gis si yow mooy jàppale. teraanga gaa ngi exactement te xëy na jàppale googu yow amoo ko mais tu fournis toujours des efforts mais c'est-à-dire que li ñuy vivre ñun at yàlla rek ñoo ko xam.
mais valoriser wu ñu joxuñu ñu suñu cër ba nga xam ne nii te on fait un travail d'enfer dans les quartiers vraiment peut-être que li nga wax nii mairie yi mënoon nañ ne kat léegi ut leen benn bureau seen quartier man ma leen koy fayal. loolu ça pouvait être ngay mun a am fooy recevoir nit ñi mais avec cette pandémie là on reçoit les gens chez nous on ne peut pas mënuñoo bañ a def certificat de domicile mënoo bañ a médiation nit bu amee lu muy clamé sa kër lay ñëw tu es obligé de recevoir les gens mënoo daw donc tout le temps c'est chez toi les gens vont et viennent donc c'est pas facile liggéey bi ñuy def ni man gisuma liggéey bu ko gën a metti te sama waa cité tey bu ñu woote woon ba ne la tey madame Guiro lu muy daj na nga naan non kii est-ce que nit la. xëy na loolu yëpp dañu koy ñëw boole ci biir doléance yi. ndax ñu ngi démb bi ñuy waxtaan ak doyen Fall. ñu ngi dégg ne am na ay mbir yoo xam ne. ñu ngi ñëw yooyu yëpp da ngeen ko ciy boole mu nekk ci cahier de charge bi. wala on espère que ñoom ñi nga xam ne ni sunu pape Samba Fall di le président des délégués de quartier du Sénégal. ñu ngi koy tàllal loxo quand même parce que ñoom ñoo gën a jege gouvernement bi. nañu suñu cri de cœur bi ñoom xam nañ lu ñuy daj nañ ñu vraiment suñu doléance yi nañ ko eggale fu mu war a egg vraiment ñu jox ñu suñu cër looloo tax ñu bëri duñ nangoo dugg ci ay affaire délégation de quartier nañuy bàyyi paa yi nga xam ne nii bon ils ont plus amatuñu effort physique bi pour dox bi nañuy toog seen kër boo ñëwee fa la certificat de domicile rek nga dem mais amuñu leneen lu ñu def parce que nañuy naan jaru ko la nga naan jarul may rey sans bopp si nit ñi c'est le mooy chanson bi nga xam ne ñëpp moom ngay dégg jarul may rey sans bopp si nit ñi donc yow mi nga xam ne ni vraiment yow état na nga ko fa représenté nu mu waree vraiment war nañ la gestu 50 millions yi ku mel ni man jëluma ko je le prends pas na ma ko jox social na ma ko def social donc loolu ñëpp xam nañ ko donc man sama doole laay demee sama xaalis ak sama coono je le fais parce que je suis citoyenne là na ma war a liggéey pour sama gox na ma war a liggéey pour Sénégal looloo tax li may def ni ma koy def. Okay. Mais quand même c'est hyper difficile. D'accord. Jërëjëf madame Guiro soxna mi Yandour est-ce que ce élément boobu pare na bu ko defee ñu bàyyi ci xel. maanaam délégué de quartier xam nga administration la yore c'est un décret présidentiel du décret présidentiel moo joxe le statut des délégués quartier hein mais ça se répercute nag sur le maire qui désigne le délégué de quartier waaw dafa am rôle bu ñu la jox ah rôle boobu ñu la jox nag boo ko toppee peut-être liggéey du jafe mais nag mbooloo amee ka dafa jafe mbooloo mënuloo am l'unanimité da ngaa gérer doomu aadama ñun on est des répondants de l'administration donc bu jotee convocation léeg-léeg nga jot ka xamuloo ki nga koy joxe luñ ko joxe et tout ça mais mon principe c'est que quand je reçois une convocation même si je ne suis pas là dama naan sama waa kër nañu xam kan moo joxe convocation bi et connaissant les milieux je convoque d'abord l'intéressé qui a convoqué moo xamee ni c'est une banalité je règle ça parce que itam xam nga yóbbu nit police man c'est mon principe et c'est notre principe aussi l'amicale des délégués de quartier. délégué quartier maa ngi ko nekk le 13 février 2013 laa ko nekk. yomb na mais nag yombul coono la surtout ci jigéen mais nag sentiruma ko ndax li tax mooy dama bëgg sama quartier dama bëgg Ndar bëgg sama quartier te avancé jëm ca kanam loolu moo tax ma nangu doon. liggéey metti na nag metti na suñu liggéey ni jigéen metti mooy xam nga comme que doon xaw jëm mag te lii toujours ñu ñuy jox ay convocation ñu di ko yóbbu loolu moo gën daal sonal waaw. loolu moo gën sonal quartier bi itam wax dëgg yàlla mënuma wax lu dul
amul problème daal ndax quartier bu fekkee ni ñu ngi xuloo ñu ngi xeex di dugg sa yoon new ñu lay guddi wu bëccëg xam nga ni boobu du neex mais li ci dëgg-dëgg tane na ndax quartier bi nag kenn ku ci da nga am foo jóge nga ñëw fii nga bëgg dajale ñoom ñëpp macha allah bëgg di leen satisfaire lu nu bëgg nga fekk leen ci fu mu woo nga wuyu leen xam nga loolu am na foo xam ne il faut mu metti ci mais daal ca dëgg-dëgg daal convocation moo gën a sonal waaw convocation bi man laa bien yoon laaj ci ma son am problème mais mooy bi ma jógu kii installé ci ñu doon xuloo jëkkër jabar ñu doon xuloo ñu woo si ma dem ba ma demee kër gi étage la te salle bi benn bunt la ci kaw xuloo bi jëkkër ji daal di jóg génn ci biti mer jël mbuur sànni ko bés boobu ne tiit naa torop ndax dama ne woon bu ma daloon ma falaay yem boobu loolu daal laa ma sam bopp mais des yow wax dëgg yàlla defoon ma sutura bu nga xam ni ku ñëw si sama biir kër bu ma waxantee yow rek li ma la wax daa ci ànd ak man. li nga xam ne mooy suñu rôle dëgg-dëgg mooy liggéey ak askan wi te liggéeyal sa askan dafa metti te dañoo ànd ak ñoom di liggéey si sutura ak teranga lu ne daanu ko gis lu ne daanu ko waaye yëpp dañu koy taloore ngir xam ni ñooy seefe askan wi te ku jiite askan nag wax dëgg yàlla da ngay ànd ak jàmm ak salaam. waaw daan fi ndax tey fii nga taxaw di waxee yow diggante midi ba 1h maa ngi lijjanti benn problème boo xam ni famille la bi si des nekk ak ay ñoo xam ni dañuy am jalgati ndax jalgati weesuwul di def saafara indien bi ñuy wax muy yamba te loolu wax dëgg yàlla du lu rafet ci quartier bi waaye yàlla dimbal na ma si depuis midi ba 1h 2h mooy laa fa jógee réglé naa si waxtaan ak ñoom bay yaakaar naa ni bu fekkee ni leneen amu ci daal mën na am yàlla mën na def jàmm ak saafara ak beneen famille boo xam ne amoon nañu problème wax dëgg yàlla dimbal na ma si diggante wet 8h suba ba 12h30 waxtaan naa ñoom ba am nañu solution kon yaakaar naa ne loolu rôle délégué de quartier bokk na si li nga xam ne moom la war a liggéey si biir quartier am ndax askan wi rek moo tax mu nekk mu toog fi parce que diggante maire président de la République ko gouverneur préfet ñoom ñëpp wax dëgg yàlla commandation directeur wu société bu ma nekk yàlla def na ñun loolu mooy suñu rôle suñu diggante ak ñoom ba bëgguñu dara lu leen naqari ba lépp lu fi xew rek war nañu góorgóorlu bay sàmmante ak ñoom bay balaa yéegi di yem ci commissariat ñu mën seet lu ñu si mën ñu def ko si bu ñu si mënul dara nag ñoo soog a woo commissariat mu ñëw jàpp si waaw. kon yéen liggéey bu noble la. liggéey bu noble la waaye metti na vraiment ndax amuloo heure lekk amuloo heure naan heure bu ne ñu ngi lay woo mais doo sañe bañ jóg ndax autorité yi fi nekk tax parce que gouverneur ma nga si bureau préfet ma nga si bureau commandant zone ma nga bureau police ñu nga seen bureau mais lépp lu mën doon ñun la ñuy chargé wu ñu jóg waxtaan ak ñoom suñu tëwee nag am nañu droit woo police wala ñu woo gendarmerie wala ñu woo commandant ba lépp loo xam ne war nañ ko def suba ba jant soo rek ñoom waaw. ñu ngi remercier la régie di remercier itam képp koo xam ne jël na kàddu ci reportage bi ñu def pour fàttali leen rek ne wax dëgg yàlla rôle lu chef de quartier rôle bu am solo la rôle bu am maanaa la rôle la boo xam ne bu jaaree na mu war a jaar yoonu dem police mën na caa bañ a am yoon sëy mën naa bañ a tas xale bu dëng mën nañ koo teg ci yoon lépp daal mën nañ koo lijjanti ci quartier waaye na fekk chef ba di chef ba macha allah ndoy baan chef de quartier ba nag mënul lijjanti këram. waaw ñu jox la quartier. nga yor ñaari jabar. waaw yor ay doomi réew. ku ñëw ca kër ga ñu lay ceepatu. waaw yow paa bi dem nga du nga xam ne mënuloo say doom dara. waaw soo génnee nga délégué sa signature sa benn doom soo doom boobu yarwul. nga ñëw mu comme li mami di wax di kekkantoo nit ñi tamit genre chef de délégué de quartier yooyu taxul ñuy wax beneen bi mooy dañoo war a limiter. délégué de quartier soo amee 35 ans lañ lay fal mais soo demee ba am 60 ans da nga war a arrêté jox keneen wala mu am durée délégué de quartier suñu la falee 5 ans mu am élection waat ci koñ bi mu ñu fal keneen ba ñu sa doom falu sa doom su mënee liggéey bi xam quartier bi
su nekkee candidat suñ ko falee mu jël dañ ko fal. maanaam ci sa wax chef de quartier du ndono. du ndono te liñ fi gis ndono la chef de quartier ndono la fii. chef de village ndono la. fii nii soo demee suñu village yi. da ngay sa papaay nekk chef de village dem ba faatu. yéen nga ñëw toog nekk chef de village bi te yaru woo li sa papa meloon meloo ko. li sa papa xamoo ko li fi teg sa papa te xam nga yooyu ci boppam. moo bari ci dëkk bi ku tegginuwul ci kaddu yi tam dana c'est ça waxit te gis nga comme li xam sax da nga ko fee war a indil. kanti chef de village. wut ko indil ñu ko fi ñu jàkkaarloog moom. ci chef de quartier dañ toll mais village yaa ngay baax. ci village gi ndax village yi itam dafay xew. ñu séddale jiwu doo jot fu mu wàcc kër chef de village. doo wax ndax chef de village ak sa baay àndoon. mbir am sa kër. fu mu jógee kër chef de village. Eva dama yàgg a toog fi di la ne ki la war a raayal sab lex bu la mbéjee day metti jaaxle da lay dikkal. xam nga dafa am loo xamante ne nii ku réer mënta gindi kenn. yow doo yedde doo yeete te doo julete julli. yaru woo yaatu woo. doo digle doo tere lu bon. am samba yaane ngaan nga mu nekk ci koñ bi dox ngaa dox. samba yaane ngaan. yow da ngay tëmbaji di mbii fa foore di tibiri bi joo lépp yaa koy def ci koñ bi yaag sa njaboot dox ngaa dox rescapé de guerre nga 99 guerre nga ko yaa ngi tëgg benn pareegut nga ñëw ci koñ bi nag xeex te kat li la koy jox lépp leen lay doon lan la dëgëru fit rëyu làmmiñ am jeeg bu ñeme defante ci sa ginnaaw boo ko laajee email am mun la metti tere.com nga ànd ak moom rek xataraayu ba jot quartier bi suuf su la ba joo ci quartier bi da nga ma bëgg a wax ne léeg-léeg nit a ngi am dara loo xam ne wax ju bare. waaw wax ju bare ak dëgër fit ak dëgër fit te mënoo te dara. su président Macky du ànd ak sa papa di tukki. ajaratu Marème Faye sa yaay bokkuñu natt ci réew mii. mi bu ñëpp jàngi wax jàngil tontu réew làmmiñ te ñemem defante. Sénégal. bëgg coow bëgg bruit bëgg buzz. ngay doon. da ngay am jabar ju am fit. yow paa bi nga xeex ak paa yi ci koñ bi yëpp. raag ak ñoom. ñëw nag toog gën leen a rëyu làmmiñ ñeme nag nettali ji suba teel ca maire nag. député bu falu ci koñ bi nga nekk xaritam. yow dara ñoru la dul sa poos ak sa kër. da ngay am nag am Mami Diop. ab wengare lay doon ànd ak sadik maan ñu jur ay fii par pàcc koñ ba. nga ànd ak ñoom di dugg ak génn. scénario boobu remettre naa ko waajib. suuf su la xasoo ci koñ bi. waaw sab loxo nga ca. benn. lu ñu fi jaay ump la loo mënta dagg ñambaas ci sa kër nga lijjanti ku ko jënd ñaar bu dee koñ yi nga xamante ne nii égu yi egg guñ fa booy gas sa foos ci digg mbedd mi nga koy gas yow chef de quartier bi te laasana gaañi du la mënal dara déedéet waaye nag ba sa ngi ñëw di nga tasee gone gu mel ni Mami Diop da lay tigga dege ba koo romb mu mburaake te nga boole ceeg yow koñ bi fu lang nga tabax ko di loué yow mi war a arrangé ñi loué ci koñ bi yow yaay loué location yu jubadi yi mais c'est vrai que kon wàllu suuf yi ñoo waxtaanee jamono yi. laataay dara chef de quartier yi xam nañ ci dara. am na chef de quartier boo xam ne suuf si. am na chef de quartier boo xam ne boo dëkkee ak moom boo dëgëree fit boo amee ñetti saakuy ciment ñaari brique fer da ngay tabax da ngay tabax. il faut nga am fit te moom kon li ñu doon xaar ci moom daf ko raté. non ndax dañu doon xaar c'est que métier moo gis rek da ci am ñoom fit. Ndoye Bane daf laa junj sànq lu am farata. ñiy fal ñoo war a xool ki ñuy fal kan la. xam nga madame Giro mii boo ko falee kenn du la ne accam waaye fekk ku mënta jiite këram waaw ku mënta nekk chef de famille nu muy nekkee chef de quartier ab langaan nu muy jiitee ab koñ góor goo xam ne njugub la daa lonku tànkam wékki boppam te naan maa ngi nelaw njugub man daal njugub sax laa gëj a gis madame waaleykum salaam ku ne ci njugub mooy ya daan nekk ci garab yi xam ngeen ne àdduna soppeeku na waaleykum salaam bismillah maa ngi leen di nuyu yéen ci plateau ñu ngi lay fay bu baax man nag sama intervention daf koy def ci ñaar. parce que nit moom boo waxee boo waxee safaan war nga mën a wax solution tamit. chef de quartier yi. waaw. li ci bëri ci Sénégal jamono bi ñu toll nii dañu nekk ci ay jafe-jafe. mooy mag ñi nga xamante ni ñoo ko doon yor ñu ci bëri. di ko doxee comme ni ko soxna soosu doon waxee léegi. yor ko teg ko ci yoon. mag ñi ci bëri dañ cey jóge. ñu ci bëri yàlla yóbbu na leen. bu toll ci jamono nit booy wax da ngay wax ci nga xamante ne fa nga gën a maîtriser sax damay wax ci Grand Yoff.
Grand Yoff ngay gis ay chef de quartier yi nga xamante ne booy wër exemple rek da ngay mel ni da ngay réer parce que mënuma comprendre chef de quartier yuy tux yàmba. chef de quartier yuy naan sàngara. chef de quartier bi nga xam boo dajeek moom. soo amee sa problème mu biir néegu lal amoo fitu nettali ko. te loolu nit ñi dañ ko xeeb. chef de quartier buy tux yàmba. nee na dina daw koñ bu neex waaye. li may wax nii. ñi dëkk Grand Yoff ñi ci bëri li may wax xam nañ ko. damay bañ a tudd quartier yi laa wax de. waxuma benn quartier. te Sénégal jamono bi ñu toll nii mënuñu ko jubbanti mënuñu ko defar tant que dafay ñu organiser waatu yi. yokkal. Sénégal mënuñu ko defar tant que organiser waatuñu quartier yi. ndax quartier yi ci la lépp di tàmbale. gis nga problème mu suuf yi ngay dégg nii suuf yi ngay dégg problème yi am Sénégal yëpp. négligence yi am ci quartier yi parce que benn ko ñett ko ñu ne la quartier. benn kon ñetti kon ñu ne la quartier. c'est vrai boo jógee foofu noonu nga ñëw ci nit ñi comportement yi ñu yor. léegi da ngay jël jeune nga def ko chef de quartier mais man jeune la su ma amee sama problème ak sama jabar mais du ma dem ci sama moromu jeune bi nekk ci koñ bi nga xamante ne ci koñ bi lay toog di taxawaal wala di waxtaan wala ki nga xamante ne defatul dara man di ko wax samay problème. ku nopp sa jabar du la ko fay li jël de. est-ce que. ku nopp sa jabar du la ko fay li jël de. te Sénégal. non nañ ñu dimbali ci quartier yi. mënuma comprendre domicile ñu di ko jaayee ay 1000 francs ay téeméer. dëgg la. li fi nekk yëpp dafa bëri te nit ñi duñ ko wax. développement Sénégal nag muy man benn nit la am sa dégg mu wax ci wax ju am solo. mooy Maodo Malick Mbaye. Maodo waaw Maodo Malick Mbaye. doomi Thiès am solo. lu mu wax. ci lu jëm ci chef de quartier yi. muy wax au Sénégal organisation bu ñu bëggee avancer bu ñu bëggee jëm kanam foog ñu dooleelaat chef de quartier yi joxaat leen seen cër. teg leen fi ñu leen war a teg. man nag ci loolu dama ci amoon benn proposition bi nga xamante ne mooy le bureau du quartier. delloo war chef de quartier gëddam le bureau du quartier dañuy génn ci kër gi. utal ko local. dafa war a am nga xamante ne day am benn chef de quartier bu xëyee ñu ne ko lii mooy mission bi lii la war a. mu xam li mu war a def. bu génnee foofu dem toog problème bu amee ñu mën ko fa ñëw lijjanti ko fa au moins sax secrétaire ba muy am ci quartier bi maanaam foofu lañ koy former. mairie bi moo koy fayal formation bi. bu génnee mu dem defi foofu stage mooy li ngeen doon wax démb këyit bi muy am. bu boobaa stage boobu day mën a légal bu boobaa dina mën a génn dem uti feneen liggéey ak léegi analphabète bi dina wàññi ñàkk jàng bi dina wàññi koñ bi au moins sax nit ñi dinañ am yenn métier parce que man dama ci yàgg xalaat ci lu bëri di ci bàyyi xel yàlla nag daa dogal ngeen wax ci quartier yi chef de quartier yooyu ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant rafet na trop émission bi. waaw mais chef de quartier bi tux yamba nu muy def ak booy yi tux yamba ci koñ bi nag moom. mais booy yi ñoo koy jaay. dañuy xaritoo ci biir koñ bi lañ dëkk. booy yi ñoo koy jaay moo tax mënulul dara booy yi parce que bu njëkk da doon jaay ay mbagg bu rëy mais léegi mënatu ko. parce que yow ci booy yi ngay lijjantee yamba bi ngay. te booy ñoo lay siiwal sax mais normalement moom lii nag moom noo koy waxee xalaas. jël ko dossier. déedéet yow da nga koo teel a xalaas de déedéet bi yóbbu naa ko. da nga koo teel a xalaas de. boole ci musique bi ci président Youssou boole woon tan dan xalaas. non. xanaa mais da nga am ay naataango yu dox yamba ya. booy yi sax nag waruñu koo jaay yamba ji nag dañ ko war a fay. mais madame Guiro. président du doog a koy waxatee ça devient la cour du roi Péto. non mais qui veut faire ce qu'il veut finalement. non mais xam nga boo xoolee dans toute corporation. waaw am na ñoo xam ne nii dañuy jaar yoon. ay samba yaa ne ngaan lan. donc bu ñu falee ab délégué de quartier ba nga xam ne nii yàgg na tux yamba yàgg na ko utiliser. kooku munoo fexe mu bàyyi ko. waaw nu mu nekk délégué xëy na nag moom. il pouvait faire de la discrétion xëy na di ko bañ a jënd sa koñ ba kenn wala di ko tuxee si biir këram. ba nga xam ne ni kenn du ko xam. mais vraiment boo ko defee nag ba sa waa quartier xam ko man je préfère nga bàyyi. parce que day yàq ñëpp addiction neexut a nëbb. exactement mais boo dee ba nekk kilifa nag nekk délégué de quartier di jiite waa quartier ba. am na yenn yoo xam ne ni waru la.
vraiment waruñu la xamale ay tux yàmbaak ay mandek yooyu loolu dafa ñaaw parce que yow doo mën a yar kenn te ñun on est des éducateurs dañuy yar éducateur li jëkk yàmbaa ji boobu yàmbaa ji dañoo yeb délégué de quartier yi rek doxalal du délégué de quartier yi rek ñooy koy mos de gis nga bu reetaanee xeetu reetaanam gi ba moyal boobu bi am na ak ñun jox cër ci biir kër yi yoo xam ñoo ndax ko tux du la bàyyi nga dégaale xoola day dégaale yàmbaa ji moom fépp lay suuse moom gis nga yaa ngi wax fu am solo ka nga xam ne dafay yar mais du yar bi muy yar moom ca boppam moo war a njëkk yaru parce que ku yaruwul mënta yare et waa ji woote itam ñu ngi koy félicité exactement di rafetlu waxtaanam dafa am lu mu wax ci biir wax mu ne le bureau du quartier exactement bi mu waxee le bureau du quartier man may xalaat ma ni effectivement xam nañ ne un chef il est toujours entouré de sages kon grand place yi ñuy gis ci biir koñ yi mun nañ ko transformer su fekkee ne chef de quartier bi jël na fonction am nekk chef de quartier yeneen doyens yi sax am nañu place am en tant que sage mais xam nga Eva man dama daan def sax bu ñu indee thème waaw man dama daan dellu cosaan ba pare soogay ñëw tey waaw ku sukkandikuwul ci yowoon loo mën a def ak mag ñi waaw boo demee ci dëkk yi boo demee tey Pire am na fa garab gu mag goo xamante ne li ñuy wax naan garab gi war a doon penc law bi du ko gis ba cay door sémmiñ kooku day te ñëpp ndax garab googu Pire amatul yooyu de Pire ville la c'est une grande ville maintenant waa Pire ville la waa ñun de ba tey am nañ ko boo demee kër Yaaba Jóob garab gaa ngi ca digg penc ma garab googu Eva yéen je vais te dire dégaamee wu ñu de Mia c'est-à-dire que même koñ yi bu ma ko gisee ñu pavé yëpp nañu bàyyi suuf parce que léeg-léeg sax lakk lay am doo gis doo am moyen wu def yenn yooyu mooy caf kay àggalil yow la ñu àndal Pire de amuñu garab waaye amaguñu gaaraas àggalil jërëjëf xam nga ba tax na Eva nañu delloo si démb dëgg la li ñu sonal yëpp mooy li fi woon démb dañu ko raxas ba mu set te teguñu fi lenn lu ko xaw a jege. kër da daan am ab ëtt ñuy waxtaanee ci digg ëtt bi. digg ëtt bi bàjjan day toog maam toog tante toog ñu waxtaan ku nekk ñu jox la sa cër tey ñu dindi ko xale yi boole ñëpp naan tata amatul rakku papa amatul magu papa. ñoom bàjjan maam non bàjjan xale yi dañ koo xamante ndax bàjjan raag naag sa yaay moom itam bàjjanu wengare du dégg bàjjan. xam nga bàjjan bu baax kay ku mu takk nga toog ku mu fase nga dem. nga jóge ci loolu digg kër gi buñ ko rombee amatul garabu digg pénc. ndax garabu digg pénc meer yor yàq nañ ko. lañ fay daan wax mooy luy kaa bi. luy kaa bi nag Sénégal wax nañ ko ba léegi Abdoulaye Diouf Sarr bu xëyee da leen di wax luy kaa yi. xanaa kon war ngeen a bàyyi luy kaa bi ndax ku daan laajte ab kaa ba xëy am ay kaa. déglu leen foofu bu baax ngeen jëlee fa jàngat. ñu jóge ci loolu mag ñi dañ daan am garab goo xamante ne lu nar a riir ci koñ bi. fa la ñuy daje. juróomi paa toog ñu woo ñaari maire yi nga xam ne mosuñoo fay mosuñoo fase ñi ngi ci koñ bi ñi ngi ci dëkk bi di def lu baax ñu toog fa yéew waxtaanee ko. loola du senn du ruus ñu dellu si defaraat quartier bi defaraat dëkk bi defaraat gox bi su loolu jeexee kon tey dañ ko war a delloo si waat. ma ne la fi bis li ñu sonal mooy ñun dañoo dàq lépp lu rafetoon tubaab yi dema dem ñoom ñi ñuy roy ba yàgg ñu dem uti super nani indi teg super nani ñëw ñu def ko maam def ko bàjjan muy delloo si kon ñii tey dañ leen a war a defaat ay bàjjan defaat leen ay maam defaat leen ay yaay kon ñun bureau boobu heureusement bi kon Ndoye Bane waxee sëriñ bu baax bi dikkaat wax ko kon loolu dañ koy ñaan nañ leen ko defal ku mel ne Banda Diop tey di maire Patte d'Oie jël benn bureau di leen ko fayal recevoir nañ ko fi daaw loolu ndamam la ku mel ne keneen ak keneen mission boobu dañ koy chargé Maodo Malick Mbaye yàgg naa dox ci yu baax yii anamoo moom loolu rek lay dox moom ma nga ci entraîneur yi ma nga ci xale yi mbër yi di leen defal ay formation pour ñu nekk ay photographe ak leneen donc na jël lii def ko xeexam boole ko ci su ko defee ñoom ñu am ay bureau mais ñu daggal leen salaire nit ki boo koy liggéeyloo da nga koy fay mënoo ko fay kenn talaay ñàkk nelawam bi muy ñàkk nelaw mais nga yëkkati dara teg ci loxoom beneen bi ñu wax sànq nag ay mag ma def na léegi mag ma def na lii ngembul saay-saay du tas da koy raccital heure bu gisee maas nga sëgg bëri waaye ma di leen wax ne leen ku ci bàkk ñeey cib sën pënd baa lay coroxaan ba nga dee. moo tax ma koy laaj lan ngay xaar ci seen séminaire bi ngeen defoon ci mois de mars bi fële ci ak waa au conseil lan ngeen ciy xaar ci. xam nga man je dis la vérité j'étais pas au courant il y a beaucoup qui n'étaient pas au courant. Ah bon? Donc peut-être que ñoom bu ñu ko defee après ils doivent descendre ci base bi. wax sunu parce que commune bu nekk am na président des délégués de quartier. bi ñu paree amul compte rendu non pas egsiwul si ñun.
mais peut-être bu egsi woon ñun suñu président des délégués de quartier bu Patte d'Oie normalement war nañ def benn compte rendu bind ko avec les signataires ñu envoyé ñu ko pour ñu xam ce qui se passe man j'étais pas au courant lañ fa jëlee yëpp xamuñu ko. donc ça aussi c'est des failles ya nga xam ne nii mi ngi si war na fa gën a organiser quand même. mais ci affaire délégué de quartier il y a de sérieux problèmes alors. non c'est-à-dire que c'est pas je le dis tout est faux et fort c'est-à-dire que bon peut-être ñu nekk si kaw bon man maa ngi ñaan sama papa Samba Fall c'est-à-dire que moom moo ñu jiite c'est-à-dire que communication di wàcc si ñun. allo. ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg. allo oui allo. ñu ngi lay dégg bu baax. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maa ngi wootee Pikine ginnaaw raay. waaw. Assane Mbow laa tudd. jërëjëf. Assane Mbow laa tudd. en fait maa ngi am contentement loolu ci thème bi ngeen indi tey. dëgg la. di wax ne thème bi am na solo. ci sama collègue bi daaneele man ci lay commencé. très bien. parce que dama jàpp ne commune les chefs de quartier les délégués de quartier. bu njëkkoon bu ñu amee ay chefs de quartier dañuy am ay délégués yoo xam ne ñoo nekk ci wetam di ko conseiller. c'est-à-dire à partir de ñoom fi mu nekk nii waroon nañu war a jàppale sax conseil yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune yi. parce que man j'ai fait presque la sous-région yu mel ne Afrique centrale mais ñoom boo demee ay chefferies la ñuy am. ñu teg leen jox leen ay degré kenn ku ci nekk jox la benn degré. mais ni ñu ko waxee jafe-jafe yi am na ci suñu quartier yi parce que dañuy fekk koo xamante ne nii en toute sincérité war ko yor wala ñu di ko doon leen te yooyu warul mën a nekk. ba tax na man li may wax rek li sama collègue bi wax moom laay wax. chef de quartier bu fekkoon si ne dañuy chef de quartier day jël ci xale yi lu mat ñett jël ci femmes yi bàjjenu gox bi lu mat ñett. jël ci ñeneen ñi nga xamante dina au moins 10 personnes yoo xamante ñooy nekk ci entourage am. beneen chef de quartier am ko beneen chef de quartier am ko su ko defee day doon sëkk sax comme ni ñuy wax conseil yi nga xamante ni ñooy toog di jàppale commune bi. parce que war nañu mën di def ay projets yoo xamante ni nii tey ci quartier bu nekk prenons le cas de notre quartier nous avons 12 quartiers au Guinaw Rail Nord. les 12 chefs de quartier bu fekkoon ci tey am nañu benn équipe boo xamante ni équipe bu nekk 10 personnes ña nga fa. tey jàpp naa ne tey jafe-jafe commune bi même conseil bu ñu ko dee wax sax dina fekk ñoom ñu defar benn projet di ko ca chef le maire su ko def mën ci sukkandiku ba lépp loo xamante ni moo doxal quartier bi mu mën cee jaar. ba nga xamante ni quartier bi dinañu commune bi dinañu gis seen bopp ci ay changement mais bu ñu loo nekk ci benn gox jëloo fa benn responsabilité ngay laaj ab quartier loolu xel nanguwu ko. donc yooyu dama koy rafetlu thème bi daal ñu ngi koy saluer di wax ne li ñu ci mën a wax bari na maa ngi dégg ngeen di ko wax koo xamante ne ni kër gi doo fi toog. bu nit ki bëggee certificat domicile sa léeg-léeg bu ñëwee pour mu am ko ça pose problème. day ñëw dellusiwaat wala ci ko koy bindal sax na mu ko war a bindee di ko bindee yooyu yëpp c'est des manquements pour le Sénégal. waaye je crois que réew mi dafa mel dafay deltu ginnaaw parce que mbir aussi buñ la ko dee jox na fekk nga mate ko mais su nekk nii nit ñi posture bi rek lañ ci soxla maay chef de quartier maay président nangam yooyu bu fekkente ni nii amuloo compétence bi du dem dañuy tardé rek. loolu nag débat bi moom je crois que thème bi bu leen ko arrêté tey continuer leen ko ba fin de semaine parce que thème bu am solo la. maa ngi leen di sant leen gërëm di vraiment di am contentement. c'est pour la première fois que ma jël sama téléphone dugg ci biir GFM. c'est parce que vraiment thème bi daal li ci war a wax bari na. te it ñu ngi leen di encourager di ñaan yàlla aussi li seen yéene ci réew mi mu stoppeeku parce que daal nit ñi daal seen conscience. parce que man j'ai fait l'Afrique centrale mais li ma la mën a xamal mooy. boo demee suñu dëkk yi nga xamante ni dañ leen di xeeb. ñooñu raw ci lu bari waaw. ci lu bari dañu gën a organiser wu. fii nag moom posture bi la ñuy soxla maay président association maay président nangam. te loolu buñ la ko defee aussi te xamuloo foo jëme nit ñi da nga leen di tardé. effectivement seen comme ni ñu koy waxee Eva ñu ngi remercier bu baax a baax góor gi. li mu wax am na solo daf ñoo fekk si ci débat bi comme li nga wax y'a problème parce que lu mel lu toll nii nu mu tëdd ci séminaire. boo xam ne waa au conseil ñoo ko organisé xaw ma Saly lañ ko defee xaw ma fan lañ ko defee. mu am délégué de quartier bu toll bu mel ni moom. nit ñi xam ko mu nekk Dakar te yëgu ko y'a problème. est-ce que du dañoo am ñu woo ñu dem def ko.
ou bien dañoo convoqué parce que président bi mu fi nekkee léegi démb wax naa ko dañoo woo délégué de quartier waaw délégué de quartier yëpp ak président ak chef de ville ak yenn chef de village donc suñu demee ba ñu dalal kenn mënu yëgu ko woon donc information bi àggul fa war a egg donc damay daal di bàyyi boobu parce que wax naa ko démb président conseil des ministres bi amoon le 30 octobre 2017 am na lu président waxoon nee na dañuy changer seen tur yi dindi délégué de quartier bi tudd leen ay administrateur de proximité ak yeneen yu bari yi nga xam ne moom lañ ci teg ñoom itam ils représentent l'administration c'est ça parce que non par exemple délégué de quartier boo gis ci koñ ba moom mooy Macky Sall ca koñ bu baax loolu nit ñi dañ ko war a xam parce que tey jii su fa problème amee délégué de quartier bi lañ njëkk a woo laaj ko est-ce que yëg nga lii am sa ko quartier bi est-ce que yëg nga ko c'est vrai moom tamit mooy alerter police ak gendarmerie ci lenn loo xam ne moom da koo të donc kooku ku am solo la ci koñ bi donc ku mel noonu ku jar a jox cër la ku jar a organiser la utal ko bureau mu fay xëy du doon moom dong day am kenn kuñ ko toftal mu am vice président boo xam ni à côté am secrétaire parce que kayit yooyu ñuy tàppee yooyu noonu am na ñu ciy fayeeku am na ñoo xam duñ ci fayeeku ñiy fayeeku dañ ciy jënd kayit di ci tàppi waa ak ñoom seen léegi nag loolu noonu fan ngeen ci toll ak conseil des ministres boobu est-ce que seen président yi wala seen mbootaay yéen a ngi ciy xaar dara. bon man je n'ai eu que des échos je n'ai eu que des échos donc du ma nekk jot naa kayit boo xam ne nii ça m'a permis de savoir ce qui a été dit là-bas je sais pas donc man écho yu ma am rek. na ma naan am naa écho yi mais su ma amul écho aussi na ma naan aw ma écho donc c'est vrai que j'ai eu écho de ça mais lañ fa wax lañ fa tënk mënuma la wax lii la donc c'est vrai que peut-être que sunu papa Samba Fall dina jéem a peut-être di descendre ñun suñu président délégué de quartier Patte d'Oie ñu jéem aussi di informer parce que c'est important aussi mënoo nekk délégué de quartier vraiment am benn représentation bu am doole ba pare que yenn information yi ci délégué de quartier di la rëccu c'est pas normal je trouve donc mais quand même li ngeen wax nii je pense que loolu waxee nañ ko fii musuma dégg sax idée boobu mais c'est une excellente idée parce que boo xoolee ñun le travail qu'on abat dans les quartiers buñ ñu jàppalewul ñu ñëpp lu ñuy wax population bi jaruñu ko xam nga nag yow booy jàppale population def sa bopp ne population bi jaruñu ko mais buñ la wooyee guddi doo jóg tu prendras jamais de risque yenn coono yi doo si nangu mu fekk la si mais peut-être xëy na buñ la doon jox benn rémunération bu ndaw boo xam ne nii yow dina la xaw a motiver di nga gën a mën a am doole mais sans motivation ni rien seen pécule bi ñuy joxe nii les 50 000 nit ñi buñ ko jëlee mais foog nga jënd ci ay papiers foog nga imprimer tout ça là donc du la jëriñ dara c'est pas une motivation suñu pape yi ci nekk peut-être que titre bi d'abord neex na leen ci c'est important ici au Sénégal xam nañ ko mais c'est pas seulement ça les titre bi xam nga Sénégal daf leen di neex bon ku mel ni man moom titre ak ñàkk titre laa yemale coono la ci man mais quand même man li may def na ma ko bëgg je le fais de tout cœur moo tax ma si dem ba jeex mais quand même il faudrait que gouvernement bi l'État penser à vraiment restructurer ko organiser waat ko jox délégué de quartier seen cër buñ la joxul bureau tamit nañ la jox loo xam ne ni peut-être mën nga see louer benn affaire boo xam ne ni vraiment jéem ñu teg suñu pièce d'estal daal. tey su ma doon dugg mixta. naka lay xamee sa kër ban mandarga lañ ci def est-ce que am na drapeau. oui man jot naa sama arrêté man j'ai le drapeau chez moi. Oui. Donc boo nee kër délégué de quartier bi rek man ñëpp xam nañ ma. d'accord ñëpp tout le monde me connaît là-bas. xam nga kër délégué de quartier bi baax na trop Eva. mais tamit dañu nekk ci réew mu xaw a doy waar Papa Samba Fall mu ngi koy wax de mu ngi naan métier bu ingrat parce que ñi la fal. ñoom ngay wëtiku di leen dénoncer. exactement mais ngay liggéeyal léeg-léeg ay nit ñoo xamante ne tamit dañuy xaw di doy waar. mooy ñi ngay xeexal ñooy wëtiku li ñu doy naan bu la sa kilifa bootee di bëre. àndal ak moom di bëre ndax bu daanoo. ñaari nit war la. su daanee nga war ñaari nit. ñi nga liggéeyal ñoom ñooy bëtiku di la fakkatal. dëgg la te pourtant ñoom ngay xeexal. ndax ki nga naan bul teg fii mbuusu mbalit bi. bu ñu fi tegee mbuusu mbalit bi tey suba ñu dolliwaat ci beneen mbuusu mbalit. ginnaaw suba ñu dolliwaat ci beneen mbuusu mbalit. lii raam bu dikkee du ma affecté man kese. mais dina la dal dina dal keneen peut-être man mi koy tere. xam naa samay charte xam naa samay limite ba dinaa téye samay doom ba duñ. allo oui. salaamaaleykum. mais Eva am na tama ju daan am ci allo ji. danañu tama jooju nan ma ko indil waaye. après corona dafay indi innovation yu bari. ci secteur yëpp nag. allo salaamaaleykum. allo ñu ngi lay dégg bu baax. allo. ñu ngi lay dégg bu baax a baax.
allo. 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 ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. kooku dem na dañuy teel a dugg baan nga baal ma dañuy teel a dugg ci sunu plateau yi ba nga xam ne dara dana am ci dëkk bi te duñ ko yëg. jamono yëpp ñu ngee jooy. allo allo. waaw ñun ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg de. maa lay dégg. ñu ngi lay dégg bu baax. dégguma li nga wax de. ma ni maa ngi lay dégg waxal maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg bu baax. allo. oui allo. allo. y a un problème madame Dour na nga xool loolu xëy na ci moom la ñu ngi yëg léegi génn àdduna fële ca Saloum Zeyda Fatimatu Zahra Niass di taaw ci Baye Niass beneen tiis bu dal sunu kaw ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ko ca aljana yi gën a kawe. sunu yaay ju baax jooju macha allah. ki Imam Cissé axankay di goro ci yaay Fat Samb bu baax moomu. dëgg la wax dëgg yàlla am fan yi daal sunu borom nag moom. bàyyil nu fi kilifa yi amoon nañu benn partenaire bu doon indi vitamine white. Amadou Diop. moom tam nelaw na démb. daan na ñëw fii ci kër gi daan. waaw wallaay ñëw na fi yàggul avant ñu doon kii borom këri Khadija waaw ma ngoog moom itam Amadou Diop maa ngi koy soog a dégg bokkut ak nag Amadou Diop styliste yàgg fi loolu te daa fashion sama frère déedéet kooku demul très bien dégg naa ko démb rek soxna Aïda Sy bu ñu dee wax tey les femmes modèles les femmes chefs de quartier ñoom moom itam dañ ko ciy boole mu sunu papa sëñ Babacar Sy Mansour moom tam chef de quartier la Ndoye Bane c'est un peu frustrant nag quoi parce que tey jii ñoom ñi su benn ndaje amee le président ñëw ou bien ñu ministre bi woo la ñu ñëw woo maire woo waa collectivité locale yi maanaam député yi nekk fa ñëpp da ngay gis député yi woo takk ci seen écharpe vert jaune rouge la maire takk bosam mais ñoom ñi amuñu lu leen di xàmmee te ñoom ñooy premier administrateur maanaam ñoom ñooy représenté président ci koñ bi avant maire bi. parce que kii maanaam mën nañoo yëg sax lu maire yëgul. moom maanaam délégué de quartier. exactement délégué de quartier la ñuy fal. après waa quartier bi fal maire. après waa maire bi commune bi. ñooy fal député yi. après député yi askan wi. fal président. donc lépp mi ngi commencé ci délégué de quartier. mais délégué de quartier boobu amul lu ñu koy xàmmee. dara su cérémonie bu mag amee. boo xam ne président dafa war a ñëw wala lu mag am kii ñëpp dañuy ñëw indi koo xoolee diw mi di nga xam ne kii député la. donte ñu joxoon leen benn pin. si sax boo xam ne dañu am benn insigne boo xam ne dinañ xam ne kii mooy délégué de quartier bi. même su du question drapeau rek ci buntu kër. drapeau su ci buntu kër ndax war na am leneen loo xam ne dañ ne drapeau baa ngi nii lii mooy wane nii fii mooy kër délégué de quartier su génnee dem fenn ñu xam ni kii délégué de quartier la. mais amul dara nuy wane ni loolu tamit. defe naa ne ci seen jooy la bokk de. allo baan nga baan ñu allo salaamaaleykum. allo. 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 ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg. allo. allo ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg. allo. 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 waxal ñu ngi lay dégg bu dee da nga jàkkaarloo ak ñun. maaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi fii. yéen a ngi may dégg. ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. allo man dégguma leen de. waaw waxal dinañ la déglu. ba kon nag aywa man de li ma bëggoon wax. waaw. li ma bëggoon wax ci rôle délégué de quartier yi. li ma bëggoon wax ci rôle délégué de quartier yi. waaw. il faut ngeen wàññi seen son télé. man mii délégué de quartier la. waaw. malheureusement suñu gëdd joxuñ ñu ko. parce que li ñuy daj. ñun rek a ko xam. nit dana am problème suñ ci taxawulee. te wax dëgg ngir yàlla du sotti. nous sommes les interlocuteurs du peuple ak l'administration.
waaye nag saa waay joxuñu suñu gëdd de. am na ñoo xam ne toog nañu ñaata at ba tey kenn fayu leen man j'en fais partie. est-ce que de ce lot là. est-ce que wote nañ budget yi. nee nañ ba tey même gisuñu dara. te fu waaye am problème ñu jóg ànd ak ñoom dox loola. te suñu témoignage dafa compter parce que man am na ñu ma assisté ñoo xam ni. billahi wallahi tallahi yàlla rek a ma tiim su ma waxuloon keroog ñooñu dugg nañ ci kaso bi. j'ai dit la vérité ngir yàlla tax ma wax dëgg. est-ce que. waaw yàlla la ñuy moom lañ jógee ci moom la ñuy dellu. mais nous ne sommes pas du tout protégés. amul dara lu mën a certifier que ni à part une carte professionnelle mais le maire a son écharpe. le député a son écharpe mais ñun lan mu dara. waaw mais il faudrait que ñun ñu reconsidérer ñun xam ñun ñooy ñan. ñun dañu faluñu suñu bopp de. population ñoo ñu bëgg ngir yàlla ak yonent ba. ëpp ñu fi doole ëpp ñu fi xam-xam dàqu ñu fi ëpp ñu fi xaalis. population bi ñoo ñu wóolu fal ñu. waaw teg ñu seeni kanam. ñuy doxal lépp comme ni mu waree. man su démb doon tey journal chef de quartier parce que coono boo xamee ne jaru ko. affaire yu ceeb bi amul lu ñu déggul. te yàlla seede na ne man sama commission laa àndal. di def le porte à porte këroo kër. bu amul daal ñaari nit lay doon dans le quartier c'est pourquoi ay locataires lañu suñuy toxu si duñu leen yëg. suñu dañu war a dem ca imam ba wala délégué de quartier bi ne ne ñun kat gan la ñi ñu ngi soog a ñëw lu mën a xëy nga boole leen ci. mais soxna si Ndoye Bane yëpp wax dëgg ngeen wax ñun nag parce qu'il faut pas être un président boo xamee tu ne te soucies pas de l'avenir de tes protégés. ñun ay présidents yi ñun xamuñu sax li xew waaw président délégué de quartier ñun xamuñu kan la. waaw depuis on a un président de délégué boo xamee c'est bon mu ngi def li nga xam ne moom la man waaw mais ñeneen ñi ñun xamuñu leen le président national wala kii xamuñu leen de dañuy dégg rek. est-ce que dañu war a nekk saawaay benn waaw mais donc sa affaire yaa ngoog nous sommes découragés. ne vous découragez pas. wallaay daf ma dabee lay delloo kàddu gi daf ma dabee papa ñi ngi lay sargal bu baax daf ma dabee fi ma doon bëgg a eggalee li Ndoye doon wax xam nga dama doon wax Ndoye Bane ma ne ko weñ ngaa nga bañee ca mbànjaxaan nga tegale bu jubee ndap la jiitu la gis nga ñoom bu ñu leen toppatoowee ba ñoom ñu mën a tëyee quartier bi quartier bi ni nga wax comme gox bi dina ko mën a tëyee réew mi dina mën a tëyee quartier boobu mais xam nga tamit dafa neexul comme li nga wax mooy frustration baaxul ci dara dafay tas kër dafay tas entreprise dafay tasum réew dafay tas ab gox te nit ki boo ko falee war nga ko jox dara lu mu àndal mais fal nit ki li ma wax fi démb que ne nit ki boo koy yónni guerre jox ko arme sinon bu ñu ko rayee yow yaa ko raylu bu ñu ko defee leneen yow yaa ko def nañu leen jox seen gëdd bi ngay wax mooy que war nañ délégué de quartier bu fi gën a nekk jàmbaar mais 4 avril ñu taxaw ñu décorer la sa waa quartier yéeg ne yow mi dafa am lu ñu la jox beneen bi ci topp mooy sénégalais moo bëgg lu mu teg bëtam dëgg la ndax suñu papa Serigne Mansour moo ko waxoon sa nit doo ko lekk doo ko naan teraa nga àdduna bët nit ki bu ngeen àndee da nga koy teral ca la nga mën waxuma laa nag moom nga delloo ko la mu defoon loolu wàññiwul dara mooy nañu wut mandarga bu ñu leen feeñalee parce que drapeau bi am na kër gu mu nooy dëkkee drapeau bi dafay nëbbu am na nu ñu lay mandargalee nit ñi dañu ragal lu autorité ànd mais bu fekkee ne autorité bi la fal wala bi la waa quartier bi falee ba pare autorité bi joxu la benn gëdd joxu la benn àq mais waa koñ bi mënuñu la respecté waa koñ mënuñu la jox dara donc du ma tàyyi di interpeller Maodo Malick Mbaye Ndoye Bane jëli ko indil ma ko fii ngeen toog yéen ñaar fii ma jàkkaarloog moom fii wax ak moom ba du moom itam thème bi daf koy laal bu baax non daf koy laal parce que dama bëgg mu jël xeex bi def ko xeexam inchallah très bien madame Guiro yow itam waxtu bi daanaka jot na dañu lay bàyyi nga tënk li ci sa xalaat loo xam ne ñun touché wuñu ko d'accord man fu mu nekk nii damay jël li mami wax au rebond parce que vraiment nañu xam ne que ay jàmbaar lañu ci quartier yi nañuy jël ay risques pour les populations d'accord tey boo demee ñu jam la fi yow yaay perte ak sa njaboot amuñu fenn fu ñu recevoir les gens fu dul suñu kër yaakaar naa tey bu Covid bi tey doon dal ñun ñoo ci njëkk infecté ba tey amuñu benn protection amuñu benn motivation les délégués de quartier yi nga xam ne ni jusqu'à présent reconnaître ñu leen sampaluñu leen drapeau ils sont pas rémunérés loolu aussi c'est pas normal te ñu ngi continuer di liggéey c'est-à-dire président li mu waxoon projet bu mu jëloon pour délégué de quartier yi naka jël parce que mag ñaa ngi fi aussi di liggéey comme que sama papa Samba Fall waxee démb c'est des sages ñun xëy na sagesse boobu egguñu fa mais jàng nañu
yor nañ suñu doole mun nañ jóg dem vers les populations régler lu bëri loo xam ne peut-être suñu pape yi mënuñu ko. man c'est vrai que j'ai été décorée au Grand Théâtre pour sama implication ci système sécuritaire bi ci Mixta. j'étais très très contente parce que loolu rek ça fait plaisir. ngay am benn engagement ñu ne la yow kat gis nañ li ngay def nii population bi ñu décorer la ci. ça fait très très plaisir. mais au sommet yow tu te dis que mais man li may dox pour les populations est-ce que ça vaut la peine ça vaut pas la peine. xoolal question ceeb bi on était man damay toog sama ordinateur pendant des jours je travaillais matin midi et soir pour les populations yor sa ordre da ngay tapé ba après da ngay am torticolis donc tu fournis des efforts pour les populations certains te respectent certains joxuñu la sa cër te cër moom booy dem ba jeex cër bu ñu la ko joxul na nga koy exiger man damay exiger. am na ci délégué de quartier yoo xam ne jiin neen lañ ci loolu am na ci waaw loolu moom loolu du ñàkk du ci ñàkk de. du ñàkk peut-être du si ñàkk man na ma travailler affaire ceeb bi na ma si travailler pour xeex pour sama waa population am si ceeb bi. maanaam ñoom gisoo dara. gisoo jox nañ ko am na. jox nañ la. non waaw mi ngi ñëw jotaguñu mais on espère que mi ngi ñëw du yàgg. pour ñu jox ko les populations. mais ñun ñi délégué de quartier coono bu ñu si daj pour defar les dossiers on ne dormait pas guddi na ngay soo si paree na ngay feebar c'est-à-dire que nañu reconnaître on fournit un bon travail boo xam ne nii. ku ñëw ci quartier ba dëgg-dëgg jël population yi ñu seede dinañ xam ne que ñun li ñuy def on représente l'État représenter état c'est pas facile. yow dans son entièreté ngay gérer à peu près 5000 personnes. est-ce que jalousie du am yi entre yéen ak mairie bi. souvent am ay tiraillement mais mairie bi. man sama maire. ñii dañu collé ci yow. je ne vois pas ñun maire bi dañ koy représenter. waxuma sa maire yow mais waxuma sa maire yow mais dans le cadre général mun na am. parce que ñun dañuy représenter maire bi foofu nga nekk délégué de quartier bëgg a nekk maire bi. si mun na am maire bi soo xamee ne yow mii yaa ngi koy. c'est très possible Ndoye Bane c'est très très possible parce que yow booy liggéey sa quartier. di liggéey ci yow sa gox bi nga nekk ak ñi la wër yëpp. mais na ngay am reconnaissance na ñëpp dañuy xam maire bi sax day xam ne kii liggéeykat la. mais bon ça dépend yow li nekk sa xel bés boo bëggee nekk maire mais tu es libre hein citoyen nga su la neexee. mais ay jaloux waaw loolu yëpp moom day am. loolu yëpp day am loolu yëpp day am. loolu yëpp day am mais quand même di leen wax rek ne que les délégués de quartier soxla nañ ñu gestu leen. yow bëggoon nekk maire Patte d'Oie. bañ a kaa bëgg a nekk. kon baax na am na. non élection yi di ñëw da ngay samp daal. non baax na dama lay tooñ rek mais. non mais quand même ñun ñu ngi liggéey. ñu ngi liggéey suñu commune. du Mixta rek la ñuy liggéey ñu ngi liggéey suñu gox Mixta. ñu ngi liggéey si cité nouvelle yi. ñu ngi liggéey si commune bi. mais local yi di ñëw mën nga ne am na nu muy demee nga nekk candidat. non on sait jamais non kenn nekkul maire. bon on sait jamais nga war a xeexalee sa gox. si bëgg naa nekk maire dama bëgg na xam élection locale yi di ñëw. est-ce que mën nañu xaar madame Guiro nekk présente nekk candidate. non su ma ñoom Eva jàppale ak ñoom Mami damay dem. waaw mais tontu ci lii. waaw non pas encore vraiment parce que man dama bëgg Mixta ba nga xam ne nii bëgg naa vraiment Mixta nit ñi jox ko gëddëm. kon nag nekkal maire Mixta rek. non maire Mixta moom non fu mu nekk di kay man maay maire Mixta. donc maa ngi continuer di liggéey si Mixta maa ngi continuer di liggéey sama gox. fu ñu ma woo si Sénégal man damay liggéey parce que man c'est pas question titre bi ça m'importe peu man liggéeyal sama gox liggéeyal sama réew man moom loolu rek moo ma soxal. donc nañu gëstu les délégués de quartier vraiment xam ne daf si bëri ñu néew doole. ñu jox leen seen cër liggéey bu ñuy def dafa doy waar. xoolal Eva na ngay dem police wala da ngay gis kenn ku gaañu sa quartier. mais police lu ma lay wax demal wax délégué de quartier mu ñëw xool. dëgg la man keroog ba ma ko njëkkee def man si laay soog a xam ne man vraiment man liggéey bi may def ni doy na waar. nga dem xool niiw pour soog a boobaa police ne leen dafa dee mais xam nga loolu dafa doy waar si nit. ça m'a traumatisé ak yeneen ya nga xam ne nii vraiment nañ ñu gestu les délégués de quartier et puis gestu délégués de quartier famille ay jàmbaar lañu. ay jàmbaar lañu. des mères de famille mais ay jàmbaar lañu vraiment loolu ñu ngi c'est un cri de cœur que bu may lancer tey à travers ce plateau nañ ñu jox suñu reconnaissance vraiment faydal ñu. respecté ñu mooy tax que les populations respecté ñu te respect boobu mooy tax ñun ñu gën a am doole pour def suñu liggéey. Très bien merci beaucoup madame Guiro toujours contentement yi nekk ci ñun soxna Linguère. wallaay man mii yow maire délégué fan nga. man sama papa délégué de quartier la woon. déet waxuma bàyyi de yow laa wax bul dem before ñëwal ci. tey rek man délégué de quartier laa. ndax maa tëye sayub jeeg ji guddi yi ñu toll.
guddi yi ñu toll. réew mi ñu la toll waaj a moom waxoon miim réew. miim réew moom fi mu ne nii ci wàllum sëy yi. moom maa ci teg tànk kon jeeg ji ñëw leen. jege si ma ndax daa am lu ma bëgg a laaj ci réew mi ci jamono jii di ñëw ndax daal sóoratu googu bëgg naa koo tëye. moo tax les femmes non maay délégué jeeg ji. mais gis nga jigéen ñi dañu fort. du ma ne forte. kenn du ñoom. waaw jeeg ji li leen seen sëy yi jaral. waaw li ñuy dépensé ci seen sëy yi. man mi toog di liggéey ak ñoom di leen jaay luy neexal sëy yi ak di dugg ci biir kër yi di lijjanti sëy yi maa xam ne Eva jigéenu Sénégal am nañu mérite rawatina ci jigéen ñi nekk bitim réew non délégué de quartier bi tari sóoratu ak rek defar ba mu baax di gërëmaat ñëpp di santaat ñëpp di wax ne waa Sénégal kenn gënu leen tabarkàlla macha allah ay nit ñu baax ngeen jox leen ñi seen cër du leen wàññi dara wallaay ci lañ bokk ci réew mi te la ñuy defar yéen mënu leen koo defar ndax am na lu ñuy dégg ndax kilifa gu ñuy seen ci télé di ko naw mu fanaanee tiga dege jabaram ba bët set ñi ñoo ko yëg dem di ko lijjanti te yéen du ngeen ko fekkee kon delloo leen cër Maodo Malick Mbaye wuy sil Eva Tra ndax temam bii moom Ndoye Bane wax dëgg yàlla am kenn xaaru ko woon mais tem bu riche la ñëwal toog fi ma jàkkaarloog yow li ma la war a wax dafa bari képp ku ci bëgg nag ci xeetu baax yooyu may wax ak yéen jigéen ñi ñëpp woo leen Thiat Diop fi mu nekk soriwul 77 899 68 49 luy neexalub sëye nga fa luy neexalub néega nga fa luy dolli jàmm ci biir kër gee nga fa ku nekk bëgg nga am jàmm fa ngay sëye woo leen ko mu def ak yéen baax yi Gilles alhamdulilah couture maa ngi lay ziar jën na lépp rek dugal ko ci biir thème mu délégué de quartier pour vous dire que àdduna cocktail la rek bu ci lu nekk ngi ci bu fëntee dañu koy waaw jalu fëgg jaay xam nga lu koy tax a jeex am na short am na t-shirt am na leneen Alaaji Baara moom Cheikh Mouhamadou Fadal moom Cheikhul Khadim première taaw bi nekk première sët bi nekk xalifa tey ji la bësam ñu ngi ko ciy fàttalee di ñaanalum njabootam Gaucher maa ngi koy wax joyeux anniversaire ma nga ca Thiès sama xarit boobu macha allah nee naa sama xarit la dama sopp trisomique yi ndax ñoom itam seen xol macha allah kon Gaucher ami de Eva Tra fiston de Eva Tra ñu ngi lay wax équipe Wareef yëpp mi ngi lay wax joyeux anniversaire dañuy xëccoo ci àdduna la ñu nekk waaye ku ci nekk nag xam nga sa place su morom ka nga xam ne délégué de quartier nga te jëluñu fukki junni jox la ko waaye yow xam nga sa digganteeg sa borom li nga liggéeyal sa population yàlla mën a faye yàlla na la fayal boppam macha allah Ndoye Bane. waaw baax na ba suba ak jàmm rek ñuy féliciter madame Guiro bu baax a baax ak di féliciter délégué de quartier yi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi comme ñu rappelé rek ne leen nit ñi jàppale bu baax ñoom la ñuy dalal voilà su subaa ñu xool keneen ku ñu dalal rek waaw kenn du yow la population de Mixta di remercier sunu bàjjenu gox sunu président des femmes sunu syndic yi sunu maire de la commune monsieur Banda Diop maa ngi remercier toute la TFM très bien waaw Banda Diop gis nañ ne Ndoye Bane tëggal na la fi sax benn kile waaye fekk si woo ko ci waaye itam maire yi dañuy xam ne tôt ou tard dañuy dem keneen ñëw moo tax boo aayee na nga ko rafetal ngir boo demee nu namm la yal na nu yàlla defal jàmm soxna Miya Ndour ak équipe technique bi yëpp ñoom Jili ñoom Khadim ñu ngi leen di remercier lébu bu riche laa leen tuddee ñoom ay lébu yu riche la nu du ma tudd seen tur baal naa leen ñoom ñëpp ñu ngi ci biir équipe technique bi tonton am merci à toi jox nañ leen rendez-vous suba incha allah même heure même télévision dara du changer gudd fan ak wér pour tout le monde